masawu it xam naa ni yàgg ngeen ci loolu. wax ji du gudd parce que it wax nañu ne suñu war a def dafa bëri. ci jot a jaaragul yëpp am na lu ma fa jot a wax ci ay kàddu loo xam ne dafa concerné zone boobu. zone des Niayes nag dafa yaatu wala dafa gudd bokk la ñu war a wax ndax dafa topp géej waaye biñ ko duggee ko jogo ba fii ñu nekk daaru bi mooy ñeenteelu étape kon daanaka li ëpp li ma waroon wax ci suñu gis-gis ci zone des Niayes mun naa ne wax naa ko ba noppi ndax wax naa ci maraîchage bi wax naa ci napp gi wax naa ci ndox mi wax naa ci courant bi xam nga nag xam naa di ngeen bëgg ma baamuwaat ko waaye du ci xaj ndax munoo foo taxaw rek ci zone des Niayes bi répété li nga waxoon waaye fii dinaa ci wax ci benn boo xam ne wala ñaar yoo xam ne jotaguma ci woon wax mooy xam nañ ni zone des Niayes bi am na problème industriel ma ne industriel nag su ma nee industriel mooy ñëpp xam nañ ni zone bi dafa am potentiel minier mooy lépp li nga xam ne ci phosphate la ci zircon la ak yu mel ni moom ba ci sax gaz bi waaye ñu gis ni ànd ak loolu lépp zone bi am na problème mu chômage bu doy waar parce que ci zone bi Forteza entreprise bi ñuy wax Forteza nga xam ne gaz bi ñu am ci région de Thiès moom moo koy exploité ci zone bi la nekk zone bi MDL fii la nekk nga xam ne moom mooy yëngatu ci lépp lu jëm ci zircon zone bi fii la ICS nekk muy lu jëm ci phosphate bi kon zone bi du mu ne chômage waru fi woon am de waaye waroon na fi néew lool waaye li tax chômage bi am mooy tey boo jëlee lu mel ni ICS gannaaw biñ ko joxee ay nit yoo xam ne bitim réew lañ jóge ci anam goo xam ne pertement Sénégal la dañ leen may gannaaw bi loolu amee dañ leen may ñoom ñu mun a dem jël seeni doomi réew ñëw andi leen ñuy liggéey foofu ci jamono jooj ñi ngi bàyyi doomu Sénégal ñu toog loolu manque patriotisme weesuwul loolu parce que kuy patriote mooy bëgg sa réew jiital sa intérêt réew bëgg sa réew jiital sa intérêt réew mooy jiital sa intérêt askan balaa ngay xul intérêt keneen damay wax ni loolu kuy patriote dëgg ñu jox la nga jiite réew kenn newul nañ tëj Sénégal de ay nit jóge bitim réew ñu leen may investir Sénégal mënul ñàkk borom tableau waaye gannaaw bi ñu ñëwee war nga encadrer loolu ba suñ ñëwee di leen ne il faut ngeen liggéey ak doomi réew mi li ci njëkk mooy capital bi nga xam ne mooy capitalu société bi bu dee 100% la il faut ñu fexe ba waa doomu réew mi moom 50 au moins moo xam ay borom alal lañu mooy xam moo xam personnel bi la ñoom ñëpp war nañu am part ci capital bi ba war a mun a am sañ-sañ ci entreprise bi ñaareel bi tam muy lu am solo aussi mooy war ngaa fexe ba employé yi nga mun koo tënk moom ci lu mu tuuti 80 ou 85% des employés yi war a nekk ci entreprise bi ay sénégalais la ñu war a doon ay doomu Sénégal la ñu war a doon waaye tey boo ñëwee lu mel ni ICS am na village entier boo xam ne waa bitim réew yi ñu jox société bi dañoo dem jël seen waa dëkk andi leen fi ñoom ñoo fi nekk di liggéey di xëy di gontu di fayeeku di delloo seen réew
suñu doomu réew nekk fi tumuranke moo tax chômage bi bëri fi loolu nag lu ñuy régler la ci lu gaaw bu ñu dénkee réew mi dañ jël ay loi yoo xam ne kuy investir ñëw ci dëkk bi faaw kuy investir ñëw ci dëkk bi ku war a ñëw Sénégal investir faaw rek dinañ jël ay loi yoo xam ne dina am lenn ci ay doomu réew yoo xam ne mënul ñàkk nga jël leen te gannaaw bu leen jëlee mënul ñàkk nga jox leen formation parce que formation mooy tax ñoom suñu demooy sax bàyyi fi jumtukaay waa doomu réew mi mën a continuer néew di liggéey ñaareel bi ñu gis ni am na fi mooy problème mu suuf gis nañu dañuy ñëw jël ay entreprise multinationale daggal leen jox leen suuf ñu am sañ-sañu jël ay village entier toxal leen wala ñu jëlee leen parce que duñ leen sax indemniser li tubaab di wax indemnisation wala dédommagement dañu ne su ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu loolu lépp nañ ci dellu si parce que duñu nangu ñu jël doomu réew mi jaay leen doole jël leen fi ñu dëkk nga xam ne depuis seeni maam ak seen maamaat fa lañ dëkk te sax doo wàññi waxuma lu tolloog lañ fa investir waaye lu ko ëpp foofu jox leen ko ndàmpaay pour seen xol sedd au moins su ñu dem pour feneen ñu mën a dem ci condition yu baax moo tax li ñu wax ni problème foncier yi am Sénégal yëpp dinañu def li ñuy wax moratoire foncier mooy lépp dinañ ko arrêté saytu ko fi ñu gis ni àq am na fa wala jaay nañu nit doole dañ la delloo sa suuf bu soobee yàlla. ñetteel bi nga xam ne gis nañ ni am na fi mooy problème mu environnement parce que gis nga zone bu am ay affaire u mine zone boobu bu ñu amul état lu rigoureux buy saytu mbiri rek boo matul njaaxam dina am parce que ñëpp xam nañ ni mine produits yi ñuy utiliser pour exploiter produits yooyu c'est des produits toxiques baaxul léeg-léeg suñu amul ay normes environnementales produit boobu day dugg ci suuf si ba dem atteindre li ñuy wax nappe phréatique bu boobaa day posséder ndox mi nit ñi di naan te gis nañ ni ndox yi ñu gis fii yëpp man de ku ma joxoon ndox biñ ma woon diggante fi ñu jógee léegi Daaru Njaay ak liñ ñu woon jogo Fass Boy ndox moomu rek ku ma ko joxoon moo ko leen ko léegi nag bañu ma leen de waaye su ma leen ñëw fii damay andi sama butéelu ndox parce que ndox mii ñu jox nit ñi ndox mi poson la ndox mi ku ko yàgg jëfandikoo xamal ni yaa ngi yàq sa santé te fu mu mujjee du baax man mënu ma comprendre nguur goo xam ne sàggane nga sa askan ba mun leen jox ndox gu mel nii lii moo newoon priorité suñuy investir suñu bëggee defar Sénégal mooy nit ñi nañu naan lu baax nañu am courant nañu faju suñu feebaree nañu jàng ndaw ñi nañu am liggéey nañu am ay hôpitaux nañu am ay tali yu baax waaye priorité Sénégal du woon dem tabax ay immeuble à Diamniadio wala nga dem tubaab bi nax la jaay la ab train sur 37 kilomètres à 1400 milliards. kon problème environnement yooyu gis nañ ni bëri na fi gis nañ ni dem na ba tax sax tey ñoom dañuy ñëw rek gas parce que ñoom leen intéressé mooy alal gi muy zircon bi muy phosphate bi mais bu ñu paree loolu ñu gasoon jaxase ko ba suuf si ni mu mel kenn mënatu ci bay noonu lañ koy bàyyee dem te pourtant suñu code pétrolier wala suñu code minier dafa ne soo ñëwee di exploiter boo paree da nga war a def li ñuy wax la remise en état des lieux da nga ko war a def ba mu mel ni mu meloon raser ko ba mu raser nga sampaat fa ay garab bu ko defee waa dëkk ba mun a jëlaat seen àll mën faa bay mën faa def yeneen activité yooyu yëpp nag mu ne chlore bi la waaye loolu yëpp nag ñun dañ cee am lu bëree bëri loo xam ne bind nañ ko ci suñu programme da nag bañu ñu ko jóge bitim réew ñëw liggéey fii de waaye dañoo bëgg ñu respecté ñu dañoo bëgg ñu jox ñu cër li nga xam ne suñu alalu bopp la ñu am ci lu bëree bëri
jaaduwul ñu ne Sénégal tey amul presque dara ci phosphate am jaaduwul ñu ne Sénégal amul dara ci zircon moo tax ñun ñu ne loolu suñu jëlee réew mi bu ngeen ñu ko dénkee loolu lépp bu soobee yàlla na dellu si fii gannaaw buñ ko delloo seen nag ba ñu ne alal réew maa ngi nii dinañu toogaat ñun ñëpp ñu waxtaan lan lañ ci war a def ci jeunesse bi lan lañ ci war a def ci santé bi waaye am na ñun déjà li nga xam ne suñu yéene la bind nañ ko ci programme boo xam ne mën naa ne ñun gëm nañ ni ñoo am programme bi gën ci programme yi waaye yemuñu ci am programme bi gën ci programme yi ñoo am candidat bi gën ci candidat yi la ca des nag mooy jëli leen carte yi soññ leen nit ñi ñu dem jëli carte yi dem leen massivement voter le 24 février ñu teggi système bi daal di tëj une page yéen nag seen dëkk bi defe naa am na lu fi ne pollution ICS bi la waaye bu loolu amee surtout ñun yéen waa jeunesse bi dinañu tëj une page de l'histoire du Sénégal mooy la page sombre de l'histoire du Sénégal nga xam ne 59 ans après l'indépendance ñu ngi boole ci 25 pays li gën a pauvre ci jamono jooju yàlla jox nañu alal gu ne daa di ubbi une nouvelle page boo xam ne la forcément ça va nous conduire à la prospérité mooy ci naataange lañ jëm ñun projet boobu moo ñu tax a jóg moo ñu tax a dugg ci politique dem leen jëli carte yi dem leen voter massivement waaye bu ngeen voté ba pare toog leen devant les centres de vote parce que Macky Sall yaakaarul lu dul ci luubal élection Macky Sall moo leen gën a xam ni moom su amee 25% ci réew mi ca la yem waaye yaakaar lu dul ci luubal élection yi li mën tere nag parce que Macky Sall ëppul pexe Abdou Diouf ëppul pexe Ablaye Wade waaye bi askan yu décidé ni changement la ñu bëgg changement am na bu leen kenn gëmloo ni élection yi c'est déjà plié dañ leen di nax Sénégal sàcc fi élection yombul de élection bi Macky Sall sàccagu ko li ko mën a may mooy su sénégalais yi banqué seen yoxo rawatina vous la jeunesse seetaan ko moom mu def lu ko neex moo tax keroog jour vote bi teel leen xëy les jeunes parce que nee nañu jeunes yi ñoom ñoo ëpp ci société bi ñoom ñooy 65% de la société waaye ñoom ñoo gën a néew ñuy voté ci ñoom loolu tam dëgg la dañu waxante dëgg rek soo xëyee dem voté ji mag ñi ak jigéen ñi ngay fekk foofu à partir de 6 heures du matin 7 heures. waaw camion acide baa ngi nii lii nag su dee ci géej gi lañ koy tuur mooy yàq nañu géej gi. kon baykat yi dama cee wax feneen ak feneen ba pare moo tax jarul ma ñëwaat su ngeen seetaanee éléments yi demee wala ngeen xool ci léegi YouTube bi di ngeen gis li ma wax yëpp ci baykat yi mais dama ne bu ngeen jëlee carte yi dem voté bu ngeen voté ba pare yéen jeunes yi ngeen toog ci bureau vote yi na leen ko jaral ku fa ñëw seen gàngooru politiciens yooyu di ñëw ci bureau de vote yi di essayer de forcing pour bourrer les urnes dugal ci lu ne na ngeen ko jëflanteeg ñoom parce que ñooñu seen avenir la ñu bëgg a sànq bu loolu weesoo ku ñëw taxaw ci centre de vote yi di dogaale nit ñi di daan ay 5000 a ngi nii 10 000 a ngi nii bëgg a corrompre les Sénégalais jëflanteeg ko moom na ngeen toog ci centre de vote yi ba ñu def décompte bi ba signer les PV loolu bu ngeen ko defee wàccoo ngeen ak ñun parce que bu ngeen ko defee le 24 février à minuit le Sénégal se débarrassera de Macky Sall. kon mbir baa ngi seen loxo na ngeen dem voté ji bu ngeen ko defee
moom mi ngi may fàttali mbay mi ma ne ko mbay mi wax naa ci Lompoul lu bëree bëri su ngeen connecté yooyu la gis ko wax naa ci fi ñu mujjee waaye pêche bi wax naa ci bi ñu demee ba dëkk bi ñu tudd Fass Boye fii nag dama fay wax ci industrie bi ak ci mine yi noonu laa ko tëralee parce que su dee fu ma dem war a répété waat li ma waxoon day métti la ca des nag mooy su ngeen ko defee ah man de lenn mun naa leen ko wax je veux que cette jeunesse là reprenne espoir parce que dañoo nax nit ñi ba jeunes yi amatuñu benn espoir lu dul jël géej wala topp désert bi naan maa ngi dem Europe dama bëgg ngeen gëm seen bopp Sénégal gii yàlla jox ñu suñu Sénégal gii ci 10 ans rek 10 ans mun nañ ko defar ba Sénégalais dañ naan ñun fan la ñu nekkoon pendant 59 ans mën nañ ko de gëm leen seen bopp ndax tubaab yi defar seen réew ba réew yi baax ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu yéene gënuñu ñu ci benn fànn waaye dafa am ay règles yu ñuy appliquer seen dëkk règles yooyu foo ko def foo ko appliquer dëkk ba dox kon je veux que cette jeunesse là reprenne espoir seen avenir yàqoogul tollagu leen fu ngeen di amee bay ñàkk waaye nag dafa jot